tollu parrainage man dama defe ne mu ngi suñ gannaaw léegi weesu nañ ko décision bu responsable la pour mën a rationaliser quand même suñu ay élection bi ñuy dem ci parrainage bi coow li bari woon na trop bi ñu yëkkatee waxu parrainage mais dafa am lu ma bëgg a fàttali tuuti pour que ñu dellu tuuti ci ginnaaw parrainage bi président Macky Sall ba mu koy yëkkati yàgg na trop ba mu koy xalaat parce que xamoon nañ ne Sénégal li fi nekk ci parti politique muy ay parti politique yi ci bari yoo xamante ne nii wax dëgg fa yàlla jóguñ pour jéem a jël réew mi fonds de commerce lañ ko def loolu bari lool bay indi gàllankoor ci ni ñuy defee suñu ay élection ku fàttaliku ca référendum ya président Macky Sall comme moom ñun ñëpp xam nañ ne républicain la nit la koo xamante nii lépp lu muy def ci droit la koy teg ci yoon la koy teg biñ ko proposé pour que ñu dugal parrainage bi ci biir référendum bi daf ne woon comme parrainage bi musul doon objet de discussion musuñ ci waxtaan rafetluwu ko moom ñu koy dugal ci biir référendum nañ bàyyi ba waxtaan ci ba kujje gi toog société civile ñëpp waxtaan ci ñuy soog a taxawal parrainage mais bu ko dugaloon ca référendum yo coow lii yëpp du am kon parrainage bi da doon jàll comme yeneen loi yëpp jàllee bi référendum bi passé mais moom bëggoon teg ko ci yoon moo taxoon mu ne nañ ci waxtaan ak ñëpp ku jigi ñëpp toog ñu waxtaan ci ba mën a juboo pour soog a dem ci parrainage donc parrainage bi du début à la fin lépp président Macky Sall ci yoon la ko teg mais du teg bi ci yoon kese ci lañ war a wax li ñu war a wax mooy njëriñam lan mooy njëriñu parrainage bi ñun ñëpp gis nañ Sénégal ci élection yii ñu génn muy législative yi 47 listes buñ lijjantiwul woon ba mën a dem di voter ji boo ñëwee jël 5 bulletins kon vote yi dinañ fa yendu wala le lendemain sax lay jeex donc xam nañ ne parrainage bi dafay filtrer mais d'une façon démocratique tamit filtre bu baax la pour que ñi nga xamante ne nii dañuy dugg ci élection kese pour mën a am dara def ko fonds de commerce ñooñu noonu mën a toog ñi nga xam ne dañoo jóg pour jéem a jiite réew mi doon ay candidats yu sérieux liñ leen laaj wax dëgg fa yàlla 52 000 signatures warul poser nit ku war a jël réew mi pour que nga mën a am ñu la ko parrainer nga mën a dem élection donc loolu noonu lu leer naññ la mais lu simple la aussi mais nag dafa am lu ci laxasu dafa am ñoo xamante ni nii ñoom parrainage bi duñ ko bëgg a dégg mukk pourquoi parce que dañ ko defoon fonds de commerce comme ni ma la ko waxee sànq parrainage bi jàll na dégg nga liñ ci waxoon comme ñoom ku jëla boo xam ne li ma koy faral di waxee intoxication rek moom lañ dese aujourd'hui comme stratégie parce que amuñu programme amuñu bilan daje ku am bilan bu extraordinaire moo tax ñu doon sos di wax naan dafa am luñ ci galgal ak nangam ak nangam mais parrainage bi aujourd'hui ñoom ci seen biir d'accord nañ ci ku mel ni Pape Diop le président Pape Diop dégg nañ li mu waxoon ci parrainage mais dégg nañ aussi après ci ginnaaw moom ci boppam mu ne parrainage bi sax lu baax la ñoom ñëpp aujourd'hui li ñuy wax mooy parrainage bi sax lu baax la dañ ko waroon a puusaat mais nuñ koy puusaatee loo xam ne créé nañu problème yu dul jeex législative pourquoi ñu koy puusaat ba présidentielle di jàll ñu amaat problème yu dul jeex li ma ciy wax daal di conclure mooy parrainage bi sénégalais yi xool yépp bu ñu leen expliquer pourquoi ñu def ko ñëpp adhéré nañ ci ñi nga xam ne nag ba léegi ñu ngi taxaw di ŋàññi lii di parrainage bi mooy ñi nga xam ne bëgguñ élection am élection nag mënut a bañ a am
kujje gi fii ñu tollu opposition bi ñu ci bari bëgguñ élection am pourquoi parce que ñii amuñ candidat ñii candidat bi ñu yor deel na leen ne du candidat bu sérieux donc saboter élection ba élection bañ a am loolu moo leen yëkkati parrainage bii tey li ci làqatu woon ñoom ñun xam nañ ko tey buñ bàyyi woon noonu mu jàll di nga gis ku toog financer ay parti politique lu tolloog 100 ba 150 bu boobaa fu élection di amee loolu moo doon seen plan président Macky Sall ak gouvernement yam xam nañ ñii lan moo doon seen plan voilà pourquoi ñu teg politique bu courageuse bii nii ba nga xamante ni jàll nañ ci parrainage bi liñ bëggoon mooy ñu bañ a def parrainage ñu financer ay parti politique parti yi bari torop ba duñ mën a dem élection parce que bëgguñ def élection donc parrainage bi daal El Mansour gisal nañ ko suñ bopp Sénégalais yëpp adhéré nañ ci nit ñaa ngi sur le terrain di wuti seen parrain ki nga xamante ne nii mooy candidat bu sérieux bi toogul di wax dem na wuti ay parrain ñi fi nekk nag di coow mooy ñi nga xamante ni wax dëgg fa yàlla musuñ bëgg élection am donc loolu laa amoon ci lu may wax ci parrainage bi mais daal nañ si jàll dinañ si jàll incha allahu rabbi ak jàmm ak salaam ba mën a dem élection yu normal si jàmm ak salaam incha allahu rabbi l'affaire Khalifa Sall musuma ci bëgg di waxtaan profondément parce que dama naan wax toujours nit ku nekk dafa am koo koy rusee mais aujourd'hui comme ku jégi comme waa kër Khalifa Sall yi dugg nañ ci intox bi bëgg a nax askan bi bëgg a nësaxal xelu askan bi il faut que ñun aussi ñu leeralal askan bi xam nga affaire Khalifa Sall du ñu wax rek ci révocation bi nga xam ne am na muy un décret boo xam ne ñun ñëpp xam nañ ne ci yoon la ko nguur gi teg président Macky Sall décret boobu mu signé du lu bees ci mairie du lu bees ci ndogal bu dal ci kaw maire Khalifa Sall moo mujj ci maire yoo xamante ni def nañ décret révocation jëlee leen ci seen poste damay bëgg bu may wax ci Khalifa aujourd'hui ma dellu gannaaw fàttali sénégalais yi lan moo tax ñu agsi fii bu ko defee sénégalais yi xam ndax dossier bi dossier bu politique la wala du dossier bu politique président Macky Sall dafa ñëw jël réew mi bi muy jël réew mi demande sociale yi nga xamante ne nii taxawoon na mais bi ci ëppoon solo mooy reddition des comptes pour que ñu rationaliser train de vie état bi ñu rationaliser lépp loo xamante ni alalu askan bi la fi muy jaar kooku demande sociale la woon Khalifa Sall mii tey bokk na ci ñi doon demander loolu président Macky Sall ñëw teg politique bi courageusement mu koy doxal looloo waral CREI yi génn looloo waral mu teg OFNAC ak yeneen di ay structure yoo xam ne pour saytu alalu askan bi la mu def ci jéego yu bari di ko wax régulièrement alalu askan bi kuñ ko dénk na nga xàmmee sa poche ak pochu askan bi buñ la dénkee alalu askan bi na nga ci def li nga xamante nii mooy jëriñ askan bi politique boobu bu ko tegee ñu ñëw xëy suba taqal Khalifa Sall ci lii ñu ko taqal politique amu ca woon dossier la bu normal da nga ne dañ ne la da nga jël boo nee jëluma justifier ne jëluma c'était simple mais Khalifa ñun ñëpp xam nañ ñi nekkoon ci ginnaawam ñun ñëpp xam nañ ñi nga xam ne ñoo monté Khalifa bi dossier bi jógee ñoo ne ko bañal même booy dugg kaso kooku mooy yoon bi ngay jaar pour doon président de la république mais loolu moo doon waxu socialiste yi nga xam ne ñoo àndoon ak Khalifa lii mu bëgg a def nii li muy wane nii li muy mbubboo nii
mais ñëpp xam nañ aujourd'hui que c'est un imposteur bu demee ba toog journaliste yëpp toog muy jooy c'est parce que lañ ko xelaloon loolu la doxal mooy lan mooy jéem a victimiser boppam. bi ñu ñëwee ne ko problème mu mairie de Dakar il faut que ñu xool lii nga xam ne moom nga dépensé fan nga ko jaarale mais ku jëlul dara da ngay dem daal di justifier mu ne lii caisse d'avance la xaalis la boo xamante ne nii dama ko doon jox askan bi. donc bi mu demee ba war a justifier lii nga xamante ne nii mooy liñ koy toppee mu ne man caisse d'avance boobu 30 millions lañ ma doon jox laa doon jël par mois 30 millions yooyu noonu caisse noire laa ko jàppee ndaxte ñi fi nekkoon noonu lañ daan def déjà muy erreur bu njëkk ñi fi nekkoon buñ daan def naka sudul noonu yow da nga war a def naka sudul noonu mais loolu du problème bi mu war ko justifier loo xam ne da nga ne yow caisse noire la pourquoi nga koy justifier caisse noire kay da nga naan dama kaa jël rek joxe ko waaye indi 113 fausses factures loolu escroquerie la nañ waxante dëgg. gis nga problème fii ci Sénégal dal na ku ne borom darajaak lépp dina jànkonte ak justice mais nañ ci waxtaan ak dëgg di ko teg ci yoon te bañ parloo bi ku dul Khalifa Sall sax lu mel nii bu dalee ci kawam bari na fi ñoo xam ne lu mel nii mës na dal seen kaw te dañ leen teg ci yoon. pourquoi mu dal Khalifa Sall tey ñi nga xamante ne nii ñoo doon xeex naan xaalisu askan bi nañ ko def ci askan bi nañ ko rationaliser di xeex aujourd'hui ne liñ def Khalifa Sall c'est pas normal c'est parce que ñoom lépp lu ñuy def aujourd'hui politique kese la jéem a déstabiliser réew mi kese la 113 fausses factures ne man dama doon jënd dugub dama doon jënd ceeb ci tel magasin laa ko doon déposé ñu yóbbu ko foofa fekkuñ fa dara GIE bi nga xam ne mooy GIE Tabar El Mansour GIE Tabar ki nga xamante ni moo ko géré fii la dëkk yaa ngi HLM fii ci ginnaaw la dëkk son frère damay toog di naanandoog moom ataaya régulièrement xam nañ li ci xew yépp un GIE qui n'existe que de nom nga utiliser ko def ay fausses factures ci alal boo xam ne alalu askan bi la mais dama naan man ñii bëgg a jël réew mi tey di défendre kaawu Khalifa Sall mais vraiment est-ce que ñu ngi xool li nga xamante nii moom la ñuy def mais bëgg nañ Sénégal wala bëgguñ Sénégal mais opposition bii fi nekk tey opposant yii fi nekk tey mais bëgg nañ Sénégal wala bëgguñ Sénégal man question boobu laay posé wu naka la nit di jëlee 1,8 milliard ci alalu askan bi di ko justifier joxe ay fausses factures lu tolloog 113 fausses factures joxe GIE boo xam ne existé wul mais loolu rek doyoon na révocation ba pare ñu ne politique la dossier politique la pourquoi président daa di koy def décret boobu noonu mais président Macky Sall a été trop patient même ñi nga xamante ni cas bi mës na leen dal ñuy ay maire ñu jëlee leen seen place amu ci kenn koo xamante ni bàyyil nañ la temps bii ñu bàyyil Khalifa Sall demal layoo ji demal xool jëlal avocat nga def li ngay def yëpp def recours def li ngay def yëpp muy soog a def décret musu fee am ci Khalifa Sall rek la mës a am donc demul bay doon dossier politique dañoo dajeek un président jeune boo xamante ni dafa gëm réewam boo xamante ni dafa bëgg alalu askan bi ñu koy def ci askan bi mu am courage politique bu extraordinaire lépp lu muy def du ci xool calcul politique sinon doonul woon def décret bii nii tey waaye xamoon na ko ne même bu defee décret bi coow li dina bari ñu ngi à 6 mois des élections kuy def calcul politique du laal lu mel nii président Macky Sall
chance la pour Sénégal coow li rek moo fi nekk nit la koo xamante ni askan bi moo ko intéressé ñun gis nañ loolu donc El Mansour dossier Khalifa Sall ñii ko topp ànd ak moom ñoo ko ci dugal booy ñim daan jox xaalis boobu noonu xam nañ leen bu baax maire yi fi nekkoon di coow di yuuxu ñoom ñooñu ñooy dugal Khalifa Sall ci problème yii nga xam ne moom la def bëgguma dugg ci détails yu bëree bëri mais Khalifa je suis de l'APR Khalifa na mu nekkee à PS li mu def PS ñun ñëpp xam nañ ko donc c'est un imposteur na bàyyi yii am réew doo tricher pour jël ko am réew ay jooy ci ay devant des caméras pour jël ko am réew di sos pour jël ko du noonu la ñuy jëlee réew da ngay dugg ci sénégalais yi wax ak ñoom tegal leen programme bu leer ñu mën laa votel mais ci du ay tricherie mooy tax nga jot am réew donc dossier Khalifa Sall loolu laa amoon lu ma la ciy wax muy dossier boo xamante nii y a rien de politique y a rien de politique alalu askan bi la Khalifa Sall jël pasaree ko ñu teg ko ci yoon ceex na bu ko justifié woon ñu bàyyi ko mais ay fausse facture la joxe pour justifier ko encore une fois Khalifa Sall ay fausse facture moom la joxe pour justifier 30 millions yi mu doon jël weer wu jot ci mairie bu Dakar ñu téye kooku ñu ne dossier politique la demul bay doon dossier politique opposition ñi ci ànd ak moom di jooy ak di def yu kenn xamul amu ci kenn koo xam ne aujourd'hui yaa ngi ñaan yàlla Khalifa Sall génn moo tax man damay jaaxle bu ma déggee nit ñi di def yi ñuy def kenn ci ñoom nag ci opposition tey mën nga teg sa loxo ci kaamil ne bëgg naa Khalifa Sall génn waxuñ dëgg donc dossier la boo xam ne la daan dal ñeneen ñi moo dal Khalifa Sall ñu def ko li ñu def ñeneen ñi ku wàcc yoon dans un pays de droit dañ lay teg ci yoon donc il y a rien de politique. ku dëkk Sénégal nekk Dakar doon dem ci banlieue bi xam nga ne li président Macky Sall def ci assainissement très sincèrement li mu investir ci assainissement kenn mësu ko def ci gouvernement les précédents gouvernements amul bi mu ñëwee li mu njëkk a def mooy génne 69 milliards daal di koy def ci biir assainissement pour daar bi jooni bi régler yenn problème yi mais biñ paree ci loolu mu jëlaat def réflexion daal di jëlaat plus de 150 milliards defaat ko ci assainissement loolu gis nañ ko loolu moo waral fa daan taa wax dëgg fa yàlla xaw ma ban dëkk la ñuy wax mais boo demee ci banlieue bi fa daan taa yépp changé na mais munuñ ne nag ci 7 ans problème yépp dafay dañ complètement c'est pas possible dañuy xool ba xam kii ñu jox réew mi ci 7 ans def na ay avancées oui ou non président Macky Sall ci assainissement def na avancées yu bëree bëri nga ne ndox mi mais ndox mi ni ko gars yi di aborder moo tax ba léegi ñu continuer di poser question yi El Mansour problème mu ndox mi bu président Abdoulaye Wade investiroon li mu waroon investir ci ndox mi problème yi ñu am tey duñ ko am gouvernement bu PS mënuñ bañ tudd ñëpp bu fekkoon ne nii investiroon nañ def ay études xam ne buñ tolloo période bii nii nit ñi dinañ bari trop Dakar mais dinañ def investissement yoo xam ne moo ñu doon permettre ñu bañ a am problème yi moom bi mu ñëwee lan la def moom président Macky Sall lan la investir ci ndox bi gis nga li mu def taxawal na Camis 3 ay milliards ñoom ñaari gouvernement yi fi génn yëpp boo dajalee li ñu def ci ay 270 milliards lay toll moom président Macky Sall bi mu ñëwee léegi investir na 500 milliards ci affaire ndox mi donc kooku liggéey na day problème boo xam ne kenn mënu ko régler d'un seul coup donc il faut que ñu may ko temps ci rythme bii muy demee mais bu defaatee ñaari at ñetti at
moom président Macky Sall problème mu ndox jeex parce que KMS 3 ak usine de dessalement bi nga xamante nii moom la teg mais mooy indi saafara ci lii nga xam ne mooy problème mu ndox fii ci Dakar donc munuñ ne dafa war a ñëw lépp impeccable ci benn mandat dañu naan est-ce que mu ngi def jéego man ma ne wii deful jéego mu ngi daw président Macky Sall secteur boo jël aujourd'hui mu ngi ciy def loo xamante ne nii ñun ñëpp teg nañ suñu bët courant boo xam ne dafa stable wàññeeku factures yi wàññeeku ba pare ngay am courant régulièrement mais loolu noonu lu ñu war a saluer la El Mansour day lii ma lay wax day loo xam ne dama ko dund man c'est-à-dire expérience bu ma vivre la ñun ñëpp ku ci nekk ci ñun mës nga am mbokk boo xamante nii ñu ci bari dañuy faatu sax te duñ xam lan moo leen faat dialyse lam daan génne ci doomu aadama ñu ci ñàkk seen bakken kenn xamul nu mu toll loolu lañ war a wax sénégalais yi nit da daan jógee Casamance Ziguinchor ñëw ba Dakar pour def dialyse des rangs nit da daan jógee Kaolack jógee Touba des rangs boo ñëwee rang ba sonn fay xaalis bu baree bari président Macky Sall ñëw ne non seulement dinañ ko def ci région yooyu ci seen hôpitaux yooyu mais kenn dootul fayati dialyse yooyu mooy coono yi nga xam ne moom la président Macky Sall fekk ci réew mi un pays à genoux dëkk boo xamante ni musiba moo fi nekkoon mu régler problème yu tar yooyu ñaata jigéen a mës a dem ba war a accoucher génn àdduna pourquoi parce que amuñ luñ fayee césarienne président Macky Sall ne lii li muy lor bari na loolu kenn waru ci cee fay césarienne aujourd'hui kenn du ci fay 1 centime mais yooyu mooy tartar yi fi président Macky Sall fekk El Mansour ñun fii Dakar da nga daan togg jigéen ñi yore seen cuisine yi dañ daan togg ba 11h seen gaz jeex ñu jël ko jox ko seen doom mu koy wër ba 17h duñ ko gis buñ ko gisee 4800 lañ koy jëndee kenn amul woon gaz président Macky Sall ne lii metti na ci askan bi mu daal di ne non seulement dinañ jël xaalis bu bari def ci 8 milliards yoo xamante ne nii loolu la njëkk a teg pour mën a fexe ba denrée de première nécessité daal di stable bañ a yokku loolu la njëkk a def ci yërëm gi mu yërëm askanam gaz 2900 nga koy gis boutique boo dugg gis ko yooyu mooy tar-tar yi nga xam ne moom la fi président Macky Sall fekk mais El Mansour aujourd'hui boo demee ci nga xam fi nga xamante nii mooy ci kaw gi mooy dans le monde rural di nga xam ndax président Macky Sall liggéeyal na réew mi ak lan mooy situation réew mi yan tar-tar la fi fekk bi mu tegee son plan muy PSE mu dawal tuuti li mu wax mooy PSE bii baax na lool waaye ñii nga xam ne ñoo nekk dans le monde rural alalu askan bi ñoom ñu bokk ci buñ koy séddale nañ ko séddale d'une façon équitable mu teg jooni PSE bi muy le PUDC loolu moo waral fa mësul am ndox boo demee tey fekk fa ndox fa mësul am courant l'électrification rurale dugg na fa ñi daan bay duñ am fu ñu jaarale seen produit yi mu def fa ay piste rurale loolu mooy PUDC bi mooy tar-tar yi fi président Macky Sall fekk daal di ci indi saafara xale yi ñun ñëpp xam nañ ne wax dëgg fa yàlla ñun ñi nekk sur le terrain di jànkoonteeg xale yi dend ak xale yi problème yi ñuy dajeel mooy ñu ci baree bari formation mooy seen problème balaa ngaa wut liggéey da ngay qualifié lim ci njëkk a def mooy taxawal structure yoo xam ne formation yi dañ la koy fayal état ci boppam moo la koy fayal 3FPT fii di sama commune man par exemple li ma fi xale di woo di ma remercier pourquoi parce que man maa la orienté 3FPT kenn xamul ni mu toll ñu formé leen mais réew la boo xamante nii ñun xam nañ ne du administration moo mën a wutal jeunes yi liggéey administration état mënul jox nit ñi liggéey gis nga li mu def ci lépp luy chantier fii nii train express bi boo demee la fay sénégalais ak société sénégalaise yi nga xamante nii ñu nga fa ci sous-traitance kenn xamul nu mu toll
coow lee bari rek ay dañu jox liggéey bi des étrangers mais étranger bu fi ñëw sénégalais yi fii ngay liggéeyandool loolu la imposé képp koo xamante nii da ngay ñëw di liggéey si fii Sénégal c'est très normal pour que ñu dem à l'étranger jël ñi nga xamante nii am nañ moyen ñëw liggéey état fay ko mais loolu mooy liggéey loolu mooy tax am réew avancé munuñ ne ñun sénégalais yi rek ñoo koy liggéey ñun sénégalais yi ñu ci bari tey amuñ moyen bi nga xamante ne nii mais moom la chinois bi di ñëw di indi moom la français bi di ñëw di indi donc il faut que ñu collaborer et mondialisation lañ wax loolu mooy situation bi muy koo xamante ne nii secteur boo dem def na ci ay avancées. Macky Sall ku fonk jeunesse am la ku fonk ndaw Sénégal la gis nañ politique bi mu teg pour jàppale xale yi bi mu gisee ne xëy na xale yu ci bari projet la ñuy bëgg pour mën a def dara ci la créer lii nga xam ne mooy la DER la délégation à l'entrepreneuriat rapide daa di ne ndaw yi nga xamante nii il faut que ñu am financement pour mën a liggéey duñ ndaw yoo xamante nii dañuy am xaalis bu ñuy joxe caution mu ne nañ def financement yu gaaw a gaaw yu mën a permettre xale yi ñu mën a liggéey sans pour autant ñuy joxe ay garantie wala ñuy joxe caution gis nañ ne ñëpp déposé nañ jël 30 milliards teg ko pour Sénégal yëpp fii di sama commune bii ma nekk nii man muy HLM on a presque 192 millions jeunes yi sensibiliser nañ leen wax nañ leen ne alal bi alalu askan bi la buñ dem ci benn politicien nañ dem déposer d'une façon transparente ñu am seen financement mën a liggéey ki def loolu mu ngi gestu ndawam mu ngi xalaat ndawam mu ngi bàyyi xel ci ndawam donc président Macky Sall def na politique bu baax pour jàppale lii nga xam ne mooy jeunesse sénégalaise. mais ñun ñëpp gis nañ ko triplé na li nga xam ne moom la gars yi def ci 60 ans presque triplé na ko loolu mooy avancé yi loolu mooy li nga xam ne def na ko fii Sénégal boo demee ci mbay mi la même chose yërëm askanam daa di ne jigéen ñi nga xamante nii ñu ngi ci àll bi di bay nañ fexe ba coono wàcc leen matériel bi nga xamante nii yóbbu na ko ci àll bi ñëpp gis nañ ko bojj amatul jigéen ñi dañ daan wal ba sonn loolu noonu yërëm askanam mu dindi ko investir ci mbay mi bu baax a baax autosuffisance en riz bientôt ñu agsi ci ñu ngi ci 1,6 million 1,8 million tonnes maintenant donc mbay mi mu ngi dox réew mi buñ ko jàppee fii nii nga xamante ni fa la ko président Macky Sall teg avancé yi dina am loolu mooy li nga xam ne moom le président Macky Sall def rationaliser nag lépp loo xamante ne nii mooy alalu askan bi commencé ko ci train de vie bu état bi dama lay jox benn exemple bu ma vivre ma woo un ministre c'est un ami à moi woo ko téléphone muy kilifa le ministre Seydou Gueye mën naa tudd turam suma xarit la porte-parole du gouvernement man maa ko woo wallahi lazim maa ko woo téléphone fekk téléphone am coupé biñ gisantee mu ne ma numéro ban la ma wax ko mu ne ma gescompte bi moo jeex donc ministre yoo xam ne seeni téléphone gescompte lañ koy def ci réewu Macky Sall ci gouvernement Macky Sall la mës a am noonu la rationaliser lii nga xam ne mooy alalu askan bi yaxanal ko jël ko delloo ko ci askan bi projet bii nga gis programme bii nga gis muy les cités religieuses askan bi alalam bi mu yoree mu koy yaxanal ñu ko daan saax-saaxee mu yaxanal ko moom la jël di ko defaree cité religieuse yi
foofu la xaalis bi jógee. day nit koo xam ne pour conclure El Maf man dama ko xam bi muy tàmbali di liggéey bi muy commencé dugg ci biir sénégalais yi samp parteem dama daan teew fekkee mu tàllal loxo kilifa diine gum yaakaar ñun dañu am suñu ay référence mu ñu tedd ñi ñu fi yàlla bàyyeel ku nekk ci ñun gëm nga ne boo leen tàllalee loxo ñaan leen yàlla mën na la may bu toogaan tàllal loxo ku mel nii ci kenn ci ñoom ñooñu fekkee naa ci boo xam ne daf ko tàllal loxo ne ko dama bëgg nga ñaanal ma dama am yéene ci Sénégal am naa yéene ci askan bi dama bëgg nga ñaanal ma bu dee man maa jig Sénégal ma jot ci réew mi ku bëggul liggéeyal askanam du tàllal loxo ku mu wóolu di ko ñaanloo suñ boroom di teg condition yooyu donc ku bëgg askanam la ku bëgg a defar réewam la li nga xamante ni mooy bonne gouvernance gis nañ lim ci def lépp yàlla dimbale nañu nag ñu am pétrole ak gaz mu teg ko ci yoon loolu il faut ma wax ci El Mansour mu teg ko ci yoon dem ci structure bu mel ni ITIE foofu noonu kenn du la forcer pour nga dugg fa muy bànqaas boo xamante ni sur le plan international la mooy saytu naka la ñuy doxalee lii nga xamante ni mooy ressources minières yi moom dafa dem inscrire Sénégal ci kuréel googu noonu nga xam ne lépp loo def bu luubee dina la siiwal ku bëgg def dëgg teg lépp ci yoon mooy doxalee noonu moom président Macky Sall inscrire na Sénégal ñun Sénégal bokk nañ ci kuréel googu ñuy wax ITIE kooku mooy président Macky Sall donc Mansour li fi nekk mooy kujje goo xam ne nii dañuy sos intoxication moom la ñuy dundee parce que xam nañ ne président Macky Sall am na bilan bu extraordinaire lépp lu ñuy def pour jéem a yàq xelu askan bi la li fi xew démb gis nañ ko ci usine de traitement des eaux usées yi nga xamante ni yëkkatiwaatoon nañ fi ay kàddu naan dañuy jël ndox mu salte moomu di ko jox nit ñi dafa ruslu sax ci ay nit yoo xam ne ay sénégalais lañ ñi ngay waxal di say mbokk bëgg a jot ci réew bëgg a déstabiliser am réew bëgg a créer problème ci climat social tax ngay sos yu ñaaw yooyu te bu feeñee buñ indee firnde ci ne dañuy sos duñ ci tegaat baat ñii mooy ñi nga xam ne ñooy indi coow lu bari li ñoo ne woon président Macky Sall dafa bëgg a daganal sëyu góor ak góor yu ñaaw rek la ñuy def ku jëla goo xamante ni sos wax lu dul dëgg saaga kese la ñuy def attaqué président attaqué doomam ku wax ñu attaqué la pourquoi parce que amatuñ leen lu ñuy wax loolu mooy situation actuelle bu politique bi fii au Sénégal Mansour donc ñuy ñaan yàlla nag di leen invité ñoom ñëpp képp koo xam ne da nga bëgg a jël réew mi nga doon un démocrate nga teg ko ci yoon parce que démb li ñuy def dafa ruslu forcé ne dañuy def sitting ci loo xam ne nii arrêté boobu ñoom ñoo ko fa tegoon muy l'arrêté bu Ousmane Ngom kenn warut a def sitting ci biir ville Dakar Plateau yow nga ne par force da nga koy def parce que dañoo bëgg a taal réew mi nag du tàkk parce que réew mi Sénégal la ñu baax a fi nekk culture bi ñu am mooy buñ gisee kuy sos buñ gisee ku nekkul ci dëgg ñu wan la gannaaw sénégalais yi wan nañ leen gannaaw moo tax mënatuñ leen woo bañ wuy si leen di ñaan yàlla nag vraiment ñu delloosiwaat seen xel xam ne dañuy dem ci élection ñi dem ci d'une façon républicaine ku sénégalais yi wooteel nga xam ne yow yaa war a jiite réew mi loolu laa amoon lu may wax ci situation bi